asalaamaaleykum télévision Futur Média sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg ñun benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci Fatoumata Mactar Ndiaye ginnaaw ñetti at ginnaaw si tey jile la atte bi di ubbi fële ca chambre criminelle kañ cay tuumal di chauffeur am Samba Sow moom lañ cay atte tey jile avocat am sax dafa ñaanoon ñu dàq procès bi ba jëmmi jamono waaye attekat bi nekkul lu mu nangu beneen ponk ci xibaar yi Daaru Gay nekk fële ca département bu Tiwaawan foofu le nag liñ fa nemmeeku mooy tumuranke la askan wi nekkee lu ci mel ni ñàkk ay yoon yu ñu jaar bërëb yu ñu fajoo ba tax na ñoom ci seen boppam ñoom ñoo jóg ci seenub soxla dem uti ji ñu lëkkalool ngir rek seenub jafe-jafe daal di jeex. beneen ponk ci xibaar yi tey jile xel yëpp ak xalaat yëpp bët yëpp ñu nga fële ca diwaanu Caire muy foofee nga xam ne la ñu nar a sargale ki gën a xarañ ci football kat fii ci Afrique mu di su jotee ci ngoon lay doon fële ca capitale bu Égypte dinañ dellu siwaat ci biir xibaar yi ci jaar-jaaru doomu Bambali boobule moom ay jalooreem dooree ko Sénégal dem ba ca pelouse yu Europe dinañ wax tamit CAF Awards fan la soqeekoo ba tey ji ci atum 2020 loolu lépp tënk la mbokk yi ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi bopp xibaar yi niñ leen ko junjee ñu koy door ak àtte ki ñu njort ni moom moo faat Fatoumata Mactar Ndiaye nekkoon vice-présidente bu conseil économique social et environnemental ñu faat ko fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre atum 2016 tey jilee la àtte chauffeur am bi woon bi ñu jàpp ni moom moo def lu ni mel ci chambre criminelle tribunal bu Ndakaaru Mohamed Samb du ñàkk ci kanam tuuti rek ñu ànd ak moom mi ñu fa teewal ngeen jàpp tamit ni ki layal kookee di Samba Sow nag dafa ñaanoon ci àttekat bi mu dàq àtte bi ba beneen bés waaye loolee nangulu ko benn yoon moom Fatoumata Mactar Ndiaye kon niñ leen ko waxee léegi rek ñu ngi ko faat fële ca këram ga ca Pikine ca atum 2016 fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre la woon boobee ba léegi kon romb na ñetti at àtte bi door dinañ ci dellu si waat ci loolee lépp ak Aminata Mbaare Sow laata ñuy tëj xibaar yi foofee ca chambre criminelle am na it beneen mbir bu ñuy àtte mu di Ousseynou Diop bu ngeen di fàttaliku Ousseynou Diop it ci atum 2016 27 octobre moom moo faat benn taximan ci station service Shell ba nekk fële ca Yoff da ko dóor balu fetal ci bopp ginnaaw benn xeexoo bu dox ci diggante ñaar ñooñu le ñu ngi koy àtte tamit fële ca tribunal bu Ndakaaru ñu wëy ba léegi ci xibaar yi wax ci Mohamed Sow nag ab benn waxamande la fukki at ak ñaar képp la amoon xale la sax daanaka dafa ñàkk bakkanam ginnaaw bañ koy opéré fële ca hôpital professeur Idrissa Pouye ñu gënoon koo xam ca CTO ca Grand Yoff kii di papam nag nee na yëf yi sàggante képp moo ca am ba tax na dina dem ca yoon kalaame Habib Faye ak Mar Dieng. laajuma ci awi bañ ko opéré ñu jël pare ko ñu yóbbu ko réanimation ba guddi ay 11h et quelque ñu jël ko di ko opéré waat mu gaañu seen loxo. la ñu fay ci ay ordonnance su xale bi doon not koppar goo xam ne takku na tax na itam waajur bi di joxoñ baaraamu tuuma médecin bi ne dafa sàggane dundu doomam. oo sama jabar ma ne ko ñaata ngeen jënd ordonnance mu ne ma 240 000 francs ñu jox ma papier yi. ma ne ko kon desal fii ma jox ko 300 000 ma ne kon desal fii ba guddi lu ñu wax nga jënd ma dem pour génne ko ñu ne ma da ngay fay 537 000 ma jógee fa ma laal leen corbillard ñu ne ma da ngay fay 30 000 ma fay 30 000 francs pour fii
moom responsable politique bu APR bi ne sax dina porter plainte l'hôpital bi. te maa ngi leen di topp nag ba fii topp di yem nag ci yoon. da ngay plainte. bien sûr woo naa sama avocat damay plainte dama leen di plainte ci kaw ba ci suuf bàyyi ma ci kenn nag. fukki at ak ñaar la am nekk ci classe 4e denc nañu ko ca bés ba mu faatoo te kenn autopsie wu ko bileeg mbir mi ngi am ay fan gannaaw ba nga xamante nit ab circulaire génn na moom jawriñ gu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram yey yàbbi ci li ñeel anam bi ñuy gën a yokkee lii di prise en charge urgence yi. jërëjëf Habib Faye ñu delluwaat fële ca tribunal bu Ndakaaru ak àtte Samba Sow moom mi nekkoon chauffeur bu Fatoumata Matar Ndiaye ñuy tuuma ni moom moo ko faat ci atum 2016 Mohamed Samb mi ngi ci ligne bi Mohamed maa ngi lay nuyu. waaw soxna Naata maa ngi lay fay bu baax. waaw àtte bi dafa amoon as yéexte tuuti ci ndorteel gi waaye yëf yi door na te am na it kii la yàlla Samba Sow lu mu sàkk woon ci àttekat bi waaye mujjul koo nangul. waaw soxna Naata comme ni nga ko waxee yëf yi yéex naa tàmbali waaye bi midi jotee ba toftal juróom-ñaari simili ci la Samba Sow daal di taxaw ci kanamu tribunal bi comme ni nga ko waxee mu aju ci faatuk 5e vice-présidente bu conseil économique social et environnemental di Fatoumata Matar Ndiaye. lii nag ni mu demee moo di moom Samba Sow bi mu taxawee ci kanamu tribunal bi ñuy lire procès verbal bi di ko tënk maanaam liñ ci wax rek lu ëpp fukk ak juróomi doomu aadama yoo xamante ne si ay seede lañu. ñoom ñëpp li ñu jàpp moo di ki nga xamante ni moo di Samba Sow moo faat Fatoumata Matar Ndiaye loolu nag moom Samba Sow àddoogu si ndax ay avocat ñoo jotoon jël ay kàddu avocat mi nag li ñuy wax moo di yëf yi faaw rek ñu xool nuñ koy dàkkee ndax dañoo jàpp ne dafa am lu ñuy duppee ci wàllu kàllaamay tubaab nullité du procès verbal maanaam procès verbal bi nga xamante ni si moom la ñu tënk ci jamono bi ñuy déglu Samba Sow foofe ca police dañ koy nasaxal ndax bañ koy amal avocat am teew fa. loolu nag ñoom ñu ngi ko wax di tënku ci règlement numéro 5 bu UEMOA bi nga xamante ni si gannaaw bi assemblée nationale voté code pénal bi ci 8 janvier 2016 wax nañ ni yëf yi kon buñ ko xoolee foofu rek dañu war a mun a dàqal lépp loo xamante ni moo di procédure bi ndax buñ koy déglu foofu ca police avocat am teewu fa. loolu nag procureur bi ci wàllu boppam ba mu leen déggoo ba noppi daf ko dàq moom itam xamal leen ni donte ni sax code pénal bi ñu ngi ko modifié ci 8 janvier 2016. waaye biñ koy amal xawoon na yéex tuuti kon ba tax na kii di Samba Sow li nga xamante ni teg nañ ko ci wàllu procès verbal bi tënk ko ci wax ni ki rek ni lépp loo xamante ni ay tuuma la dañ teg ko si moom faaw rek ñu àtte ko si ndax ñaar fukki li nga xam moo di 24 heures après bi nga xamante ni yëf yi am na li ci topp yëpp dafa nekk loo xamante ni lu régulier lu tegu si yoon la ba tax na procès verbal bi mënuñu koo dàkkandi. loolu nag mooy li nga xamante ne fii moo fi gën a ruusagum ñu fàttali rek ni yëf yi mu ngi amoon bésu 19 janvier 2016 foofu ci Pikine Kourounar ki nga xamante ne fii moo di Fatoumata Matar Ndiaye nekkoon 5e vice-président conseil économique social et environnemental moom lañu fekk ci këram ci appartement am ñu daal di koy faat loolu nag ñi nga xamante ne si ñoo di ay dëkkandoom ñoom ñëpp dañu wax rek ni ki ñu jàpp ni daal moo def yëf yi moo di Samba Sow ndax am na ñu ko gis ñoo xamante ni ginnaaw bi yëf yi amee yére yu mu soloon dafa takk deret amoon na tamit gaañu ci loxo ndeyjooram am ñu ni tamit bu ñuy génn ci buntu appartement bi daf ko tëj ak doole mel ni kuy daw ak xel fekk ni ndaw si moom laata mu koy faat mu ngi doon yuuxu sàcce yi ba tax na ñoom ñu jàpp ni daal kii di Samba Sow moo def yëf yi lu ci mënti am daal ñu ngi fii di teewoon ni di xaar ñu reprendre séance bi ndax dañu jëloon benn pause bu juróomi simili rek ngir mën a concerter seen biir ñu mën ko daal di koy àggali ki nga xamante moo di tribunal ci chambre criminelle de Dakar. Mohamed Samb nekkoon en direct ci palais de justice bu Ndakaaru moom Samba Sow moomu leen ñu ci tuumal nag ginnaaw sax Fatoumata Matar Ndiaye mi mu daan dawalal ñu bëri dañoo jàpp ni nekkoon na ku mu wóolu woon loolu ba dem sax ba bokk ci njabootam yëf yi mi ngi xewoon ci atum 2016 Aminata Mbaare Sow di dellu si waat ci loolu lépp. anam yiñ ko fàtte yeewoon na fitna fii ci Sénégal soxna si di Fatoumata Matar Ndiaye nekkoon vice-présidente conseil économique social et environnemental nekkoon tamit responsable politique APR ci Pikine ñu daal di koy faat ci anam yu doy waar ci biir këram ci sax biir néegam mbir moomu nag mu ngi amoon ci atum 2016 benn jour 19 novembre loole nag ñëpp jàpp ne kiñ ci tuumal mooy ki doonoon chauffeur am nekkoon tamit koo xam ni ku ko jege woon la loolu ñu koy woowee Samba Sow wala Bàcc
waaye ginnaaw loole bi mu amee ñu dégg ci ay version yu bëre ndaxte kooku le ñuy tuumaal di Samba Sow moom nee na bu defee jëye joojule dafa fekk ne dafa am ay responsable politique APR yu nekk foofee ci Pikine ñoo ko yebal daal di ko yóbbu ci sëriñ mu daal di soppi xelam ba mu amal jëye ju bon joojule leneen lum ci tegaat ci ay enquête yu ñu jot a jéem ak ay jàkkaarloog procureur ñu jàpp ne Samba Sow moom nee na moom moo amal jëye joojule waaye tamit daf ko def rek ndaxte dafa bëggoon xaalis ngir daal di takk ab soxna lum ci mën a doon loole bi mu amee ak léegi famille Fatoumata Mactar Sarr daal di nañu organiser ay conférence de presse ngir ñaan yoon daal di def liggéeyam ci mbir moomule mu daal di tamit déglu ñi nga xam ni Samba Sow da leen tuumal ne ñoom ñoo ko yabal ngir mu faat responsable politique boobule boobu ak léegi nag daal di nay yàgg tey jile di jéggalu mbokk yi ci njeexitalu élément boobule ak jafe-jafe yi ñu ci nemmeeku ate bi moom féete na boor ba noppi mu di bosu ñi nga xamante ñoom la ñuy tuumal ni ñoom ñoo faat ndaw lii di Falluka fële ca diwaanu Mbàkke ñetti policier ak benn ASP ñoom nag la ñu teg daan ñaari atu kaso yoo xam ne dañ koy tëdd bu ñu sukkandikoo ci Libération Online ñu nekkoon ñetti ñooñee wala ñeent ñooñee ci boppam la ñuy jàpp ni ñoom ñoo faat xale lu góor loolu le dañ koo métital ba mu wuyu ji sunu borom ci jamono ji nga xam ne dafa nekkoon garde à vue foofee ca maison d'arrêt et de correction ba dinañ ci dellu si waat ci yeneen jotaayu xibaar ni mu gën a yaatoo fii ci Ndakaaru moom ca fenêtre Mermoz lu doy waar moom moo fa xew benn bijouterie bu nekk foofu lee la ay samba boy songu ba jël fa lu takku ay bijoux en or boo koy xayma ñetti kilo ak fukk ak juróomi kilo xaalis boo xamante ni kenn tëggagu ko ba jamono ji xamuñu ñan ñoo def lu ni mel ka moom bijouterie boobu lee li muy ñaawlu mooy ñàkkum kaaraange foofule te diwaan ba soriwul dara ak président Macky Sall fi mu dëkk ci boppam reportage Fatima Touré Modou Diop. ñu dajji alarme bu ñu dagg ay vitrine yu nga xam ne nag amul dara loole nag moo di décor bi nga xam ni la ñu nemmeeku fii ci bijouterie l'écrin d'or nekk ci fenêtre Mermoz gannaaw bi nga xamee ni ay samba boy jaar nañ fa ci dimanche ci suba si. jël nañ fi xaalis jël nañ fi bijou argent ak bijou or à peu près si or mooy toll à peu près mooy toll ay kilo 3 kilos argent mooy toll si ay 15 kilos d'argent plus xaalis bi ñu fi jël mooy li ñuy jaay journée bi ak xaalis nat 630 000 lay toll. mu nekk nag ñaareel bi yoon ci diggante ñetti at nekk situation boo xam ne sax kenn mënatu ko nangu bu ñu sukkandikoo rek jaaykat bi nekk ci boutique bi moom sax muy ñaawlu bu baax insécurité bi nga xam ni am na foofu nga xam ni le président Macky Sall daa ci dëkk. quartier Mermoz fenêtre Mermoz en face président de la République du Sénégal sécurité bi ñàkk loolu dafa rusu ci dëkk. dañu war a yokk war nañ mën a am chaque une heure de temps benn auto patrouille buy jaar fii di xool mais loolu bu amul day xaw a metti. ñoom ñi lee seen boutique bi jël nañu bépp matukaay daal di def li nga xam ni moo di caméra surveillance moo de cambrioleurs yi taxu leen a def li nga xam ni moo di seen mënin Alioune Diallo di woo ay ñoñam ñu daal di gën a vigilant. Samba Boy dañu jugal bijouterie yi waaye ñun bijouterie ci boppam dañu war a xoolaat parce que fii nii lépp lu ñu jël fii nii. si ñoom lañ koy écouler te buñ koy écouler dañ koy seelaat leer na la ku nekk fii lu ñu jël xam nga fu mu jóge. Mermoz nekk benn quartier bi nga xam ne insécurité ba mu fay jaaba jonge tax na nag ñu daal di war a jël ay mesures yu metti teg ko ci kaw ñi nga xam ne ñoo koy def ngir rek daal di mën a protéger nit yi waaye tamit seeni alal. ñu wutali ji région bu Thiès rawatina département bu Tivaouane ak diwaan boobule ñu naan Daaru Gay ñoom nag askan wa tumuranke la ñu nekkee bokk na ci seenub jafe-jafe ay yoon yu ñuy jaar wala bu ñu feebaree sax bëgg faju ak yeneen xaaruñu ca kenn nag ñoom ci seen bopp ñoo sol seen dàll ut ay nit yu ñu lëkkalool ngir ñu saafaral leen seen jafe-jafe yooyu le seen anamu dund gën a baax reportage Cheikh Anta Diop say laatiya
doon amal nag benn CLD spécial ñu jagleel ko nag waajal gàmmuk Daaru Gaye askan wi doon jàkkaarloog préfet bu Tivaouane yuppi fa jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko li ci gën a metti ci ñoom de moom mooy jamono yi de Kajoor amuñu benn yoon wu ñu mën a jaare beneen route tam amu fi foo mën a jaar ci Kajoor suuf bu beeñ bu metti ngay jaar kon vraiment route boobu bu fekkee état fexe na ba mu jàll dina wàññi jafe-jafe yu bare. maire Koul gis na nag lu am la te loolee lu jëm ci wàllu yoon wi ñu ngi ci def ay jéego ci ndimbalal benn député di Diop Sy. Effectivement donc il y a donc difficulté d'accéder à cette localité à ce village. loolu dëgg la dugg ci dëkk bi di Daaru Gaye lu jafe la daanaka beeñ la suuf su bari la benn oto mu la fay dugg waaye nag ci ndimbalal député Diop Sy abal nañu ay engins ba ñu ngi xaalaat yoon wi. te am na beneen projet état boo xamante ne aussi bëgg nañ ko indi fii ci Kajoor ngir lëkkale dëkk yi. L'honorable député Diop Sy est en train de construire une piste. lu jëm ci wàllum ndox it jafe-jafe la ci Daaru Gaye ak dëkk yi ko wër. waaw ndox bi jafe-jafe ak forage bi màgget na ndax depuis 83 léeg-léeg mu paan bu yàgg léeg-léeg mu am une semaine 15 jours. du ñu am ndox. adjoint au préfet bu Tivaouane nee na dégg na seen bébét te dina fexe nag ba indi ci ay saafara. effectivement ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi dañoo exprimer besoin wu case de santé bi nga xam ne moo fa nekkoon léegi nag ñoom nee nañ bu ñu sañoon ñu jël ko case yóbbu ko poste. loolu wàllum autorité sanitaire yi ñoom ñooy def autorisation pour loolu mën a am. kuréel guy duppee seen bopp ànd defar Daaru Gaye nee nañ tooguñu di yaacaaral ñu ngi dugg fu nekk di wut ay partenaires ngir nag fexe nag ba seen gox boobee ñu taaral ko. set setal yi ñu door fan yile mi ngi woy ca diwaanu Rufisque foofule rawatina waa quartier bu Coxo nekk ca Rufisque Ouest ñoom it door nañu set setal seen diwaan boobule président conseil départemental ba mu fa jaaree nag moom li mu gis mooy du yomb ñu setal diwaan boobule fi lekk tëjuñu canaux yi nga xam ne amuñu kubéer nee na état bu Sénégal am na lum ci waxoon lum ci digaale woon ak waa Tëngéej kon jot na jamono ji mu jëmmal ko moom Souleymane Ndoye moom mooy président conseil départemental bu Rufisque dañ koy déglu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. Tëngéej nag damay wax ne setal ko yomb na day ñu dugg ci koñ yi di bale mais ñun suñu problème mooy canal à ciel ouvert ndax nag canal yoo xam ne tubaab yeeg fi defoon yàgg na gis nañ ne état de délabrement bi mu nekk ñemetoo sax dugg ndax soo duggee xar-xaru tali bi mën na laa yàqal lu bari loolu nag état jëloon na ci ay engagement depuis conseil des ministres délocalisé. engagement yooyu lañ bëgg nag ñu matérialiser ko defar ko parce que canal bi ba suñ ko réglé nañ problème insalubrité sur Rufisque parce que ku fi romb loolu ngay njëkk a gis tilimaayu canal bi saleté bi ak ni mu mel ci biir ñëpp lay gêner même ñun ñii di doomu Tëngéej daf ñuy metti mais nag ku amul pexe doo dem pexe yooyu nag lañu bëgg état yi ñëw jàppale ñu ci lu mu gën a gaaw parce que li ñu dugg nii dañ ci dugg ak fulla fay. Jaxaaw am na buur bu bees moom nag dinañ ko teg ci toggum juróom-ñetti fan ci weeru février waaye xam nañu kan la jamono ji muy buur Ñoxo Baay Juuf moom nag liggéeyam nekkul képp rek day toog di wuyoo turu buur waaye dina am ay jéego yu muy def foofule rawatina gën a soqali diwaan ba mu bàyyeekoo mu di Jaxaaw da doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi moom buur Ñoxo Baay Juuf ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. liggéeyal naa réew mi fanweeri at ak ñett pare si ñu ooma fii liñ ma jox nag dama ko téyel nit ñi fi may jëm nit ñi ñoo ma koy wax jaraaf yi fi ne ku ci ne li mu doon papaam def ko nekkoon wala maamam nekk ko wala ay nit óolu ko jox ko loolu moom booleeg ak yi man nag nekkuma président de la république nekkuma ministre nekkuma gouverneur nekkuma préfet nekkuma sous-préfet mais ñooñu fa seen jàng toll man suma njàng yegg foofu mën naa wax ak ñoom bëgg nañ fépp fu ñu oteeti ñu oñu dialogue national bi ñu def ñun dañ fa war a toog yóbbaale nag baatu siin yëpp développement rek moo ñu yëkkati ak jàmm ak nu nit ki mën a faje ay soxlaam faj soxla keneen keroog bu ngeen ñëwee danañ leen ko wax exactement fan la ñu bëgg a jaar ak yéen ñun ñi nekk fii ku ci ne am doomu baat président bu ñëw danañu fekk bu neexee yàlla ñu ànd ak moom nag ca la muy liggéey ci lu baax. mouvement CATB muy cellule d'appui pour le triomphe de Benno ñoom dañoo demoon fële ca camp pénal ñi ñu fa tëj nag ñu jébbal leen ay ndimbal ngir rek gën a baaxal anam yi ñu nekkee foofule ci kaso bi ki ko jiite di Cheikh Tidiane Ba nee na nekk na loo xam ne bëgg na ko wëyal atu wu jot dañ koy déglu rek Cheikh Tidiane Ba ak Fatima Touré Modou Diop. ni ma ko waxee sànq rek ñaari nit ñi umpul kenn wala jommul kenn laa bëgg a wax muy. kaso ak hôpital donc ñun li ñuy def tey pour man lu am solo la
ñëw fii nekk en communion ak suñuy sœurs yi si camp pénalu jigéen ñi bi nekk Liberté 6 li ma bëgg loo xam ne day wëy tey junj nañ ko wax nañ leen ne indi nañu ay dons joxe nañu ay matelas ay jumtukaay yu bëri loo xam ni jigéen ñi mën nañ ko utiliser waaye li gën a am solo mooy partenariat bi nga xam ni le lieutenant Nogaye Sène wax nañu def ko état def na ay jéego yu mat ci mbir mi loolu xam nañ ko boo seetloo daaw la defe naa yokk nañu budget prisonniers yi parce que budget par tête la xam ngeen ni président Macky Sall def na ci ay jéego waaye mbir mi du doy il faut que nous qui sommes des associations et autres que nous soyons des relais ñu ànd ak ñoom di leen jàppale lu ñu am ñu indi ñu mottali ba nga xam ni seen nekkin di leen nekkin bu neex fii ci biir prison bi. xibaaru tàggat yaram daanaka benn ponk la muy CAF Awards ñu koy joxe fële ca Caire di footballkat bi gën a xarañ ci Afrique Sadio Mané daanaka moom moo koy jël loolee la ñëpp sax nag jàpp foofee suñu ndaw la ñu fa yabal di Bakary Cissé mi ngi ci ligne bi Bakary ginnaaw bañ la nuyoo lan mooy ambiance bi foofule Sadio Mané moom egsi na démb ba noppi allo. te yëpp mën nañu wax ni ambiance bu am solo moo fi nekk ambiance su jour fête moo fi nekk nit ñi yeew nañu ci jàmm ku nekk ngi dugg di génn ànd ak say xarit et tout quant à Sadio Mané nag moom effectivement ay 11h 10h30 yooyu la yeewu ànd ak délégation dem ndekki donc là dem na li nga xamante ni mooy séance d'entraînement bi waa Liverpool. Programme bi ko waa Liverpool jox nag lay jëm a respecté parce que il faut mu entraîner bu muy ñëw ànd si na ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk li nga xamante ni mooy préparation physique u club bi ak ay élément sécurité donc mu ngi entraîner midi la commencé entraînement bi nga xamante ni 1 heure de temps lay duré pour mu mun a ñëwaat fi nga xamante ni mooy hôtel bi pour mu bokk si añu gars yi donc le soir nag conférence de presse bi amoon annulé nañ ko amatul conférence de presse parce que effectivement jusqu'au moment où je vous parle il n'y a qu'un seul lauréat mi nga xamante ni moo présenté wu mooy Sadio Mané kii di Riyad Mahrez ak Mohamed Salah excès bu ñu ngi leen di xaarandi mais comme ni ngeen ko xamee ñu ngi taataan ay information yi nga xamante ni ñooy wax ni effectivement ñaari jours yooyu duñu ñëw mais l'un dans l'autre dire que Sadio moom il est resté serein mu ngi gën a ànd ak sérénité boobu bi ñu ko xamal parce que xam na fu mu jógee sori na te xam na tamit fu mu war a teg ay tànkam donc pour vous dire que effectivement ñi ngi xaar heure cérémonie CAF Awards bi pour mën a xam kan moo jël li nga xamante ne mooy titre de meilleur joueur africain de l'année 2019. jërëjëf Bakary Cissé nekk ndawal groupe Futurs Médias foofule ca Le Caire ñu des ci wàllu woowule ba léegi moom Sadio Mané kon ñëpp jàpp nañu ni moom mooy jot raaya boobule te ni mu ko waxee moom sànq Bakary Cissé kii di Salah ak Mahrez ñoom ñaar ñëwaguñu foofule te ñu bëri sax jàpp nañ ni boo xefee duñu teg tànk foofee ca Le Caire waaye Sadio Mané bu ñu ko joxee raaya bi dafay nekk lu mu mérité ndax ay jalooreem ci saison yi weesu Cheikh Sadibou Diarra ca Égypte talaata bi moom mi nekk ci podium CAF Awards ci 2016 ba nii ñaari yoon ci ñetteeli place bi benn ci ñaareeli place bi daaw fii ci Ndakaaru attaquant Liverpool bi moom joxe woon na rendez-vous ren ji promettre à tous les Sénégalais qu'Inch'Allah un jour je gagnerai ce trophée et puis moi je suis relax. Mané mën nañ jàpp ne dina motal yéene bi jël revanche am ci Salah mi jël raaya bi ñaari at yi weesu ñaari joueurs yu Liverpool yi dañuy xëccoo ak champion d'Afrique bi di Riyad Mahrez su fekkee ni sax Salah ak Mahrez def nañ saison bu baax numéro 10 bu gaynde yi moo leen ëpp jaloore moo nekk meilleur buteur Angleterre dem final CAN 2019 jël Ligue des champions jël super coupe d'Europe ak coupe du monde bu club yi palmarès bi nga xam ni mën nañ ci yokk 11 d'or bi ak rang bi gën a baax ci footballeur africain ca ballon d'or mondial bi jaloore yooyu tax na sénégalais yëpp doon benn di ko jàppale gëm ni mooy nekk ballon d'or Afrique bu ren jii tàmbalee ci anciens internationaux yi Diomansy Kamara Roger Mendy El Hadji Diouf mi nekk benn sénégalais bi ko jëlagum ba yegg ci Youssou Ndour wala njiitu réew mi Macky Sall kenn gisul luy tere Sadio Mané jël raaya bi ca Égypte jamono ji mu ngi foofu CAF Awards bi di amee
fekk ni ñu ngi lam-lamee teewaayu Salah ak Mahrez. Sadio Mané kon nekk na kenn ci footballkat yi ñi gën a tudd jamono ji ci àdduna ndax xarañteem daanaka wër na àdduna ñëpp ñi seen xam-xam màcc ci wàllum football d'accord nañu ci wàllu woowule ca Bambali ba mu soqeekoo dem ba ca terrain de football yi nekk ca Europe moom nag Sadio Mané ay jalooreem jaaxal na ñëpp Ibou Diouf di dellu si waat ci jaar-jaaram. bu dee ci wàllu football kàngam la ci bu dee footballeur bi ñu gën a ràññee tamit ci biir àdduna bi bokk na ci ñooñe nga xam ne saa su nekk dinañ leen tudd bëriwul tey ay béréb yi ngay dem ci biir àdduna te xamoo kii di Sadio Mané gone gi fekk baax ca Bambali ca diwaanu Sédhiou def kem kàttanam ngir bokk ci jamono ji ñi nga xam ne rek ñoo yor raaya Sénégal ci biti réew ambassadeur Tigui football la taamu ba mu nekkee gonek léegi moo ne day dañu jàpp ne ay waajuram bëgguñu woon sax mu sóobu ci wàllu football mais loolu rek dafa yàgg gëm ne mën na ci yëngu teral ci mbokkam teral ci boppam taxawal tamit ñi nga xam ne mooy réewu Sénégal ak ci club bu mu mas a jaar Sadio Mané ay at a ngi nag saa su nekk at bu nekk dina ci fësal taxawaayam gannaaw ba mu tàmbalee ci atum 2011 foofee ca Metz te réewu France Sadio Mané marqué na lu toll ci téeméeri but ak Sadio Mané numéro 10 bu Liverpool am tamit taxawaay bu mu cay gannaaw équipe boobee mu nekk ca diwaanu Angleterre bokk tamit ci ñi gën a taxaw fi ci réew mi ba mu jëlee li nga xamante ne mooy Ligue des champions ak Liverpool ñëw finalu Coupe d'Afrique te ñàkk ko digganteem ak ñi nga xamante ne ñu waa Algérie terewul nag saa su nekk mu ngi def kem kàttanam ngir gën a taxaw ci terrain bi atum ren ji nag ñàkk na li nga xam ne mooy Ballon d'Or digganteem ak Lionel Messi bi yoon dina ko utiwaat fi nga xam ne mooy Égypte foofee nag ñu njort ne lu jot la Sadio Mané ak football loolu lu yàgg la tax na tamit mu am ci taxawaay bu mu cay. lépp dina leer Ibou Diouf ci kanam tuuti ku wax Sadio Mané nag tudd Bambali Bakary Konté di suñu ndaw la ñu toogal ca Sédhiou xëyee na foofule Bakary maa ngi lay nuyu. Bakary waaw ay mbokkam ak ay waajuram benn jàkk ak benn lycée Sadio Mané fu mu nekk nii door na travaux benn hôpital boo xamante ne 340 millions la. coût global ci projet bii nii pour plus de précision mooy 340 millions de francs CFA projet bi loolu la. emplacement géej bâtiment géej bi boo xoolee géej bi boo ko dépassé boo ko traversé ni am na village yi bëri ñoom ñoo fa nekk. chantier bëri na macha allah chantier bëri na macha allah parce que tabax na ñaari tantam yi fii Bambali ak Malifara tabax na nijaayam yi mooy yaayam fu mu dëkk mooy Touré Kunda tabax na kër papam ñun pratiquement foofu lañ logé bon ak lycée bi pare na commencé nañ jàng foofu xanaa inauguration kese moo des mais tout est fini. mosquée bi dafa bëgg a yokk kii bi surface bi defaat mosquée comme mosquée yi nekk Dakar yu ñu gis Dakar mosquée yi rafet yi yooyu la bëgg tamit def ko fi ci Bambali. hôpital bi nag mu ngi bëri loolu ay services yoo xamante ne pour mu mën a satisfaire population yi nekk fii ci diwaanu Boudjé maanaam Bambali jërë ji ak lu ko wër. bëri na ay service am na ay médecin am na ay liggéey sage-femme liggéey infirmière beaucoup pharmacie bi mu ngi ne tabax nañ ko ba pare léegi instant finition moo ñu des mooy affaire plomberie yooyu noonu ak benn bloc morgue boobu tamit pare nañ ci ak benn bloc guichet boobu tamit pare na ba pare instant bâtiment bu mag la ñu tàmbale ni gisoo siège yi ñoo nekk ni waaw instant yi foofu la ñu tàmbalee. entreprise boo xamante ne moom moo yore travaux yi ñoom nag ñi ne bëgg nañ pare d'ici 1 an 6 mois population yi kontaan loolu di xaar tem pour nag ñi daal di jeexal bijou bi boo xamante ne Sadio Mané moom lañ leen jagleel. jéggalu mbokk yi mu doon kon reportage bu Bakary Konté foofee ca Bambali ak li Sadio Mané jot a def foofule ci wàllum social dañuy jublu rek ci réaction bu ministère des sports kii di conseiller technique ba di Mbaye Jacques Diop moom nag nee na Sadio Mané amul kenn ku ko gën a yellool raayo boobule di meilleur joueur africain dañ koy déglu ak Fatima Touré Modou Diop. Écoutez, moi je pense que d'abord c'est la consécration d'une carrière très aboutie. Au regard en tout cas de ses performances, depuis qu'il a été
D'abord, nous l'avons connu très jeune à Génération Foot. Et ensuite, il est parti au FC Metz en National 1 où il a réussi quand même à Mbaye Jacques loolee ci français bi la mbokk yi di jéggalu ci wàllu Sadio Mané la ñuy des ba léegi ak mouvement ànd jàppale Sadio Mané ñoom nag nee nañu taxaw nañu temb ngir tertu ko fii ci Sénégal ak raaya boobule mu nar a jëlee ji le Caire ka ca bokk Bara Faye di woo sénégalais yëpp tamit ñu def lu ni mel ay kàddoom ci micro Habib Faye. Sadio Mané mooy actuellement nii moo nekk meilleur joueur maanaam boobu mën naa ne wax sax meilleur joueur du monde waaye comme que africain la mën na nekk meilleur joueur africain non nekk na ko jël na ko ba pare léegi nag dañoo bëgg ñu ànd ak moom féete ko ànd ak moom dem Bambali waaw dinañ dem Grand Théâtre dinañ dem place de l'Obélisque fépp fi nga xamante ne maanaam am na visibilité pour Sadio Mané rek dinañ ko def quoi. damay woo Sénégalais yëpp ñu génn ñi nekk Sénégal yëpp ñu génn jàppale Sadio Mané defal ko benn événement bu rëy bi nga xamante ne dina jéggi doyoo dañuy fas yéene dugg ba mu jeex woo président bu koy sargal bëgg naa mu woo mouvement bi jàppale Sadio Mané. ñu delluwaat ci élément bu Mbaye Jacques Diop nekk conseiller technique ca ministère des sports moom mu gis ni Sadio Mané kon amul kenn ku ko gën a yellool jël raaya boobule tey jilee dañ koy déglu. waaw ballon d'or africain wu Sadio Mané bi dafa doon loo xam ni dafay doon lu logique la parce que tout simplement soo xoolee carrière u Sadio Mané fi mu jógee Génération Foot ñu yóbbu ko FC Metz mu nekk fa National 1 yéegal FC Metz dem Ligue 1 Sadio Mané nekk à la veille de la fin du mercato le joueur le plus cher bu jógee en national pour dem dans un club en Autriche de première division le Racing Club de Salzbourg mu jógee foofu dem Southampton jóge Southampton Liverpool jënd ko bi ko Liverpool di jënd Jurgen Klopp sax am na révélation yi mu def ne moom il avait regretté bi mu nekkee fële nu mu tuddati Dortmund lu tax jëlul Sadio Mané et tey je pense que carrière bi mu am yëpp ci en équipe nationale en club nga xam ni gagné na lépp lenn rek ko dese muy Premier League bi yàlla dañ koy ñaanal mu gagné ko donc dafa doon carrière boo xam ne aboutir na bopp donc dañuy wax ne carrière u Sadio Mané macha allah law la ca tey ku nekkoon bu nga Sadio Mané nekk sa frère wala Sadio Mané nekk sa doom wala Sadio Mané nekk sa rak. Ballon d'or africain fi mu cosaanoo moom lañ leen di wax nag moom daanaka ci atum 1970 ba léegi lañ ko door di ko joxe France Football moo ko doon def ba atum 1994 ñu jébbal ko nag CAF moom ba jamono ji ñuy wax meilleur joueur africain raaya boobule at wu jot dañ koy joxe te ki ñu ko njëkk a jox mooy malien bi di Salif Keita. Fatou Bintou Konté defal nañu ci ab gëstu. kan ci Sadio Mané wala Mohamed Salah wala Riyad Mahrez ñoom ñoo fas yéene gagné tey jii lii nga xam ne moom la ñuy wax meilleur joueur africain de l'année mu di ñetti joueur yoo xam ne jamono ji ñoom ñooy jongante ci benn trophée bi de fii nag ci Égypte la ñuy xam kan moo ko fas yéene gagné ci atum 2019 bi de ñoom ñetti joueur yooyee ñaar sax gagné jot nañ cee gagné trophée bi mu di Riyad Mahrez moom mi nga xam ne 2016 moom moo ko jëloon ak Mohamed Salah mi nga xam ne tegle na ñaari at di ko jël mu di 2017 ak 2018. Ballon d'or africain bi de dafa nekk ab benn raaya boo xam ne depuis atum 1970 lañ ko commencé joxe ba atum 1994 ka daan joxe moom moo di magazine bi ñuy wax France Football daan ko jox li nga xam ne ñoom ñooy meilleur footballeur africain yi lée moom trophée bi nag fin d'année bu nekk lañ koy fas yéene joxe ñuy voté benn collège africain moom mooy voté dëkk bu ne nag joxe li nga xam ne moom mooy votam Ballon d'or africain bi France Football joxe na ko 1970 ba 1994 ki ko njëkk jël mu di malien bi ñuy wax Salif Keita 1992 nag ki nga xam ne moom mooy meilleur joueur africain bi nag CAF moo ko door a joxe. ñu xoolee 92 ba tey meilleur joueur africain bi nag Côte d'Ivoire moom moo ci ëppale lim ci am ci ay récompenses Yaya Touré mu di joueur ivoirien bi am na ci ñeent ki nga xam ne moom moo di Samuel Eto'o tamit di ab Camerounais jot na ci am ñeenti titre 92 boobee ba léegi ñi ci topp te nga xam ne titre yi ñoo ko tolloo mu di Didier Drogba di Wankou Kanou di El Hadji Diouf ak tamit ki nga xam ne moom moo di Mohamed Salah ku ci nekk jot nga ci am ñaar ci raaya yooyu. jërëjëf Fatou Bintou Konté waykat yi nag ñoom deltuwuñu desuñu ginnaaw ndax bëri na ci ñoom ñu fent ay way jagleel ko doomu Bambali boobule mu di Queen Biz wala waa Sen Petit Gallé jaare ko ci Youssou Ndour ñii di supporters yu Liverpool yi ci boppam sax tamit am na way bu nu fental Sadio Mané Aïssatou Paye buñ ko bàyyee seet
mu am jaloore soulier d'or du meilleur buteur du championnat 2019 prix de la CAF du 11 africain 2016 2017 2019 caaxu adversaire yi defu leen xarit jalooreem nekk suñu manoore ba tax ku nekk di ko way di ko sargal Queen Biz bokk na si ñi jiite bal bi. doomu Bambali boobu inspiré waykat yu bëri géew gi rëy lool sëmbaxloo gi door bokk na si xale yi Ngoné Ndour yi ñoom itam sëmbaxloo ñoom nee nañu ñu jox ko Sadio wala ñu bañ ko jox ñoom they will never let him alone. fa muy joué fa muy lakkee caax yi. supporteru Liverpool yi fental ko ab way Youssou Ndour tëj bal bi le 4 janvier. mu felli ñëpp sargal ko Youssou Ndour junj maanaam daal ci gàttal nee na ñëpp ci gannaaw doomu Sénégal bi nga xamante ne ma nga sokkeeku Bambali du ñu bégal ñun ñi bëgg football Sadio wëyal demal bul taxaw réew maa ngi ca ginnaaw ca kanam ca kanam ak kanam. jërëjëf Aïssatou Paye fàttali ni cérémonie CAF Awards bi dina am bu 19h jotee fële ca Le Caire nekk ca Égypte léegi dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee. jërë ngeen jëf mboolem yéen kay ñu xëyandol ku ci xëyul leewu Sadio Mané xëy nga Sadio Mané mu leewu Ballon d'Or bi muy l'Observateur, La Tribune, Soleil National, Enquête, Le Quotidien, Vox Populi, Source A, Les Échos, L'As, Record ak Journal Stades ñoom ñëpp xëy nañu ci waxi Ballon d'Or africain 2019 Record yéen kay xëy jiitu paakami ci mbaram li mu bind fang dajji ci xëta mu njëkk moo di Ballon d'Or africain 2019 Sadio Mané la Record nañu tey ji ci talaata ji juróom-ñaari fan ci weeru janvier ci la léppi leer ca Hurghada ci Égypte fa la ñuy defee cérémonie CAF Awards waaye bu jàmm rek day xew raaye Ballon d'Or africain 2019 bi ci loxoy Sadio Mané lay tegee moom Sadio yegg na ci Égypte démb ba ñu teeru ko fa teeru bu rëy hôtel ba mu dal sax journal bi nee nañu am na fa barab boo xam ne moom la ñu ko tuddee stade yi ne kay nañu bésub sargal bi ci Sadio Mané tey la li nar a xew tey ci moom l'Observateur talaatay sargal la ko tuddee Soleil National ne ko bésub dëgg Source A jàppee ko bésub jaloore journal Les Échos nañu ngoon gu nekk moom Sadio Mané am na ko fi ci wàllu football waaye ngoonuk tayam gi ngoon la ci ngoon yi démb ci la yegg Égypte ay niti boppam ak délégation bu ko waa Liverpool booleel ñoo ko gunge ci Égypte Le Quotidien ñoo gonek Bambali gii di Sadio Mané jege ne loolu yëf yeneen yu nekk ci yéen kay ñu xëyandool moo di mbiri gerte gi ubbi Le Quotidien congo gi ñu fi defoon bu yàggul benn point de collecte boo xam ne ay Sinwaa ñoo ko yor ca Saloum journal bi nee nañu jëf joojee neexul njiit réew mi Macky Sall moo ko waxal boppam nee na mi ngi ñaawlu agressé gi ñu fi agressé woon ay commerçant Sinwaa moom sénégalais bi di Macky Sall ne traite gerte ren bi bu fi Sinwaa yi nekkuloon kon lambay ñaaw ci campagne bi Soleil National nañu huiliers yi ci réew mi ñoom seen lambay ñaaw na bu nuppi xol bu naqari lañu amee ci concurrence gu tar gi ñuy dund waa Ndakaaru Grand Place xamal nañu ne ñoo ngi dund loo xam ne environnementaliste yi nee nañu bu ñu ci jëlul ay matuwaay du jural askan wi jàmm juróomi téeméeri tonnes yi déchets toxiques ñoo ngi nelaw ci dëkk bi juróom-ñeenti at ci ren ñu def ko ci bërigo denc ko fi barab am na it doom bu bari boo xam ne ay tonni tonnes la jóge woon ci centrale à charbon bu Bargny bi looleet mi ngi ci dëkk bi seetal gi ñu bëgg ci dëkk bi ba seet tàmbali ko keroog samedi sociologue bii di Jibi Jaxate nee nañu ci Vox Populi li muy ragal moo di projet bi doon lu gàtt fan ndax liggéey ba ci waroon a am laata ñu koy sóobu defuñu ko ci communication bi doyul boole ceekit ñi koy def waxtaan ñu ci ak askan wi ba askan wi ànd ceeg ñoom leneen lu ko jaaxal moom sociologue bi moo di nee na nan la ñu mën a nekkee ci réew mu mel ne Sénégal am projet bu ne toll tuddewuñu ko nenn lu dul cleaning day làkk wi du wolof du joolaa du séeréer du sax làkku réew mi ak tolluwaayam ci wàllu kom di situation financière bi l'Observateur xëy na ci di càmbal li waral ba croissance bi wàcc 6,7% la woon 2018 ñu ñëw 2019 muy 6% kese li ñëpp yi laaj nag mooy nu mu war a demee 2020 may sa baabu di économiste ne waa l'Observateur ni état bi doxalee ci plan Sénégal émergent bi bu ko wàccul 2020 gi moo yées am na it yeneen i kàngam yuy gëstu ci wàllu kom yu xamal waa l'Observateur ne état bi moo amatul xaalis trésor public moo gën a sonn ñëpp jamono ji borom réew mi di Macky Sall la Sénégal bind na ne mi ngi gestu àndandooy démbam yi militant première heure yu APR yi la invité woon keroog ci ab añu waaye yaram yu bari daw nañu ca ndajama journal bi ñu li koy firndeel moo di Diène Farba Sarr sax ba muy jooy tayu ko Youssou Touré Alioune Badara Cissé Aminata Tall maître Djibril War ak Abou Abel Thiam ñoo nga fa woon Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté la ñu fa gisul woon donte seeni tur safoon na sàpp ca ndajama nañu daje ji ci anki dina kay xooli fa doomu
Sénégal bu jigéen bii di Ndeye Soxna Sané ak coono bu rëy ba mu dund ca réewum Tunisie ubbil journal bi Ndeye Soxna Sané nee na waa enquête dina kay ci aéroport Tunisie la ñu ko jàppee juróomi nit téye ko dóor ko ba muy bëgg a dee mbogo ko dàq ko génne ko réewum Tunisie delloosi ko Sénégal. jërëjëf Modou Mohamed Ndiaye sant tamit ñëpp ñi àndoon ak télévision Futurs Médias ci xibaaru digg bëccëg yi di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.